mi fa dugg xam situation bi ne mu mel. ak mais évidemment foofu la jaar giri bi la wekki ak buum ku ko jox buum takk buum bi gën a dem yoonam mooy li ma la waxoon ci sécurité passive bi. mais est-ce qu'il peut réussir cela tout seul. est-ce qu'il peut réussir ça tout seul. en tout cas li ma la mën a wax mooy moom am na xarañte bi boo bëggee mën nettali la anecdote bu mu ak moom prison. nga wax ñu kan mooy Boy Djiné. dama koy tontu sax. man dama dëkk Kër Mbaye Fall su ma kër ne fa ñu jàpp ma nekk kaso bi ma nekkee kaso ma bëgg a yónni benn xale boo xam ne dañ ne suba lay ñibbi xale bi ma ne ko da ngay dem Kër Mbaye Fall sama rakk jox la samay blouson may entraîné ak yooyu mu ne xamu fa maa ngi toog ak Boy Djiné ñi ngi naan café ci biir prison man ak moom ñoo nekkoon chambre 14 ma ne mu ne ma grand indi ma deseneel ko ma jox ko feuille bi ma ko joxee feuille mu expliqué ko ma ne ko Kër Mbaye Fall da ngay jël tali route nationale bi ba si arrêt jàkka ji am na mbeddu karo première koñ deuxième koñ troisième jàkku burit bi kër gu rose gi kër gu xonq gi quatrième kër gi mooy sama kër pare naa si ndeke jàpp na ko si bopp bi suba bi booy bi di ñibbi mu génne feuille bi jox ko mu ne booy bi ndax jàng nga mu ne ko booy bi ne ko waaw mu génne booy bi tamit dafa jàng booy bi xool da ko dessineel noo xam ne loo dof boo téye feuille bi da ko dessineel tali karo bi jàkk murid bi ak lépp ak koñ yi ni ma ko waxee vraiment booy bi dafa dem ba si koñ bi dem ba gis kër gi dama ko defal configure dama ne ko kër gi ay karo la am si suuf am bunta bu ñuul ma ne ko am na partie boo xam ne dafa fissure daf ko à droite la nekk daf ko génn ci plan bi booy bi plan bi la téye dem ba kër ga ndax fii la Ibrahima Sall mais loolu c'est extraordinaire. kon Boy Djiné kon Mathès daal architecte bu toog la. architecture ay na ci wàllu informatique yi ngay gis ni te jàngul école jàngu ko fenn jàngul fenn informatique du benn école bu mu ko jàngee mais moo la gën a xarañ ci informatique moo la gën a xarañ ci ordinateur télé bu yàqoo mu defar ko portable bu yàqoo mu defar ko maanaam xel li ñuy wax am xel intelligence yàlla da ko may ba kenn xamul man dama naan weranteex moom sax si kaso bi bu ñuy waxtaan man ak moom ci xam-xamu àdduna dama naan ko man du ma sa morom man militaire laa woon jaar naa fii jàng naa lii mu ne ma école ay diplôme rek lay joxe mu ne ma grand may ma sama jàng mu ne ma école yéen ay diplôme rek ngeen am mu ne ma jàngu mbedd man boobu laa jàng lu ma teg mu dindi ko maanaam xam nga dañuy waxtaan nga teg dara mu argumenté mais après daf may convaincre damay gis intelligence am pour ma convaincre que ci dara dafay ba yegg nañ sax si ay dimension ay yàlla am na xam-xamu diine yu kawe yooyu. est-ce que kun amul benn esprit. de psychologue boo xamante ni nii tamit. gaaw na tamit ci mën a convaincre doomu aadama. loolu est-ce que tam mu ngi ci moom. waaw xam nga si nit dafa am lu ñuy wax le système fonctionnel le système sympathie et le système neurofonctionnel xam nga yow am na regard boo xam ne soo ma ko xoolee kii xool ma ko. sociologiquement. jàng naa ko criminologie damay mën a xam man loo ma bëgg a wax. loo may xool lan moo tax nga dox si mbedd nit xool la pourtant da la xool rek nga ne xale bi dafa barde daf la xool rek xale bi dafa romb rek sañse xale bi dafa taxu si koñ bi di la xool ñaari yoon ñett nga toog sa gars yi nga ne boy xale bi dafa barde ci man de gars yi ne mais non dama ko xam rek nan nga ko xamee te pourtant elle ne sait pas waxul gel bi waxul te effectivement daf la nopp boo demee da ngay am dara parce que ay feewam ay gestam wane na ne moom daf la nopp donc dañuy décortiquer message yi nga xam ne moom la doomu aadama yi di jàll kaso dafa bëri ay catégorie détenu am na détenu yoo xam ne ñi ngi am ay trouble d'ordre psychologique ndax seen yaay dee na seen papa dee na am na ñoo xam ne ñi ngi am ay trouble bipolaire ku ñu gis dañuy yaakaar ne seen ennemi nga am na ñoo xam ne dañuy am trouble anxieux détenu yi dañu leen di catégoriser am na ay pigeon voyageur ci détenu yi am na ay kaar njaga njaay expliquer ma détail am na ay dem dikk am na train express maanaam loolu lu muy signifier pour mu wax la pigeon voyageur mooy ki nga xam ne ñi nga xam ne du ñu tëdd kaso yi yàgg seen peine bu bëree ba bëri 2 à 3 mois lay doon rare na sax mu yogg 2 mois mooy ñi nga xam ne c'est les enfants vagabonds yii di errer ci mbedd mi tafu kii portable ak ñu jàpp leen tëj leen ñoom ñooy ñëw buñ ñëwee lundi lañ leen di bàyyi lundi mardi mercredi parc Tëngéej mercredi ñu defeere leen vendredi ñëw si kaso léegi bu ñuy dugg souvent yëre yi tilim nañuy sol ak ay ree yu neex nag dañ leen ñii sa waay ñëw na moor ñëw na mooy grand ça va waaw bu ñëwee dañ leen di traité nag dañ leen di comprendre dañ leen di jox ay faveur ñooy baleen ñoom dañuy néew doole si kaso bi xam nga kaso ay hiérarchie la ñoom seen rôle si kaso bi mooy raxas ay bool mooy raxas douche bi mooy maanaam fóot yëre gars yi am kaso am na ñuy fóot ñu leen di fay kaso am na sëriñ am na seetkat ay seetkat comme fii ni ngay demee si sëriñ kaso bu 1881 nit nekk muy kaso ba lu nekk moo fay daje façon expertise bu ne man bi ma ñëwee am na benn malien boo xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañ ne ma dafay seet malien
ma ne ñaata lay seete kaso amul xaalis liquide kaso ay objet ngay joxe li ñuy jaay ci boutique bi moom ngay comme xam paquetu excellence ba muy jaar ci biti 500 francs léegi boo ko jëlee si boutique bi boo ko joxee nit ki dafa mel ni fay nga ko 500 ñu ne ma paquetu excellence lay seete mais malien boobu effectivement bi ma jëndee paquetu excellence bi jox ko daf ma seetal bi ma yeewoo ma dem si moom billahi tel laa nekk di wax direct daf na ma yow fii ak une semaine nga ñibbi te effectivement mu ne ma neel sa yaay mu saraxe dugub mboq ak ñebe na ko sarax kuy voyage mu ne ma fii ak une semaine nga ñibbi une semaine man dama ñibbi sous l'ombre de ko dot ay day am ay mbëru làmb dëgg la si biir dañuy tëgg ay làmb waaw ñaari dañ naan waa néeg bi ñu am suñuy mbër ñii jël seen mbër sang ko da ngay sëriñ si ñëw ñii di finaane bind alxuraan ba suba teel mbër yi dañ leen di sang gasal leen ay galaaj ñu tëgg boo gañee ceeb bi ak affaire yi nga indi ko bokk kaax waa néeg bi am na ñoo xam ne ñi ngi defar ay sac am na ñoo xam ne seen kaso ñoom niñ koy tëddee àndul ak wax seen kaso la ñuy tëdd dem ñibbi ay réinsertion ay yooyu intéressé wu leen am na ñoo xam ne ay balle perdue lañ comme sama classe gi ñoom la ñuy woowee catégorie balle perdue mooy koo xam ne mosoo def jéye doo tuux doo naan doo sàcc nga yeewu rek dem kaso erreur bu ndaw yóbbu la kaso loolu la ñuy wax balle perdue waaw loolu la ñuy wax mën nañu wax ni c'est le monde en miniature prison parce que ni nga ko expliqué rek noonu lañ koy waxee kaso jommul kenn moo tax mu waral lu ñu mel waaye pour revenir ci wàllum Boy Djiné gis nañ ni nag rëccam yi bari na loolu bu ñu waxee ni 12e fois te ñu gis ni benn ci rëccam yi dañ ko defal enquête te boo xoolee ci article 215 ñu ngi ciy wax ni détenu bu rëcc mun nga rek ñu teg sa kaw ndodd lu toll ci 6 mois de prison wala boog sax ñu dem ba au-delà méngale ko ak peine bi nga xamante ni moom lañ la tëj tey jii bu ñu xoolee situation Boy Djiné koo xamante ni rëcc na 12 fois boo calculer 6 mois ba 12 fois kooku ndax loolu taxul tey jii ba li nga xamante ni doon na ko kaas mu di détention bu yàgg bi muy wax ni teguwul ci yoon moo waral tey mu yàgg fa est-ce que tey jii tamit Boy Djiné lii mënul gën a aggraver situation. C'est pas, je rectifie, c'est pas article 215, mais c'est 219. 219. Donc kon bu fekkee ne jàpp Boy Djiné dafa am li ñuy wax ay dossiers yu bari la am ci boppam moom. waaw la am moo am ay dossiers daf ko bokkoon ak ay nit bokk mooy ñu ne man dossier bi dañ ma ci géej ak càcc yow tudd nañ la si yow te ngeen bokk ko ñu àtte leen si boobu pare na ñu ne tëj nañ leen si 2 ans ngeen tëdd ko yéen a ngi kaso 2 ans yi jeex na ñu ne bi ngeen demee Ndar sàcc ngeen fa benn portable ak benn xar mais yéen bokkoo leen si man ak Salaam ak keneen la ñu ne léegi tëj nañ la si ñetti at du ñaata du juróomi at. 5 ñu ne tëdd nga ko jeex na noonu la ay dossier am demee. Baye Modou am ñeent ci dossier yoo xam ne daf ko gagné bu set wet presse bi ñëpp bindoo ko. maanaam ñu setal ko si. mu am benn dossier boo xam ne dañ ko ci jàpp ñaari yoon enquête ka ci ñaari yoon bëgg ko si àtte ñaari yoon loolu moom mooy problème bi bëgg moon sax dugg si détail foofu laa yem li mu amee mooy police centrale dañ ko jàpp dañ ko jàpp ci dossier bi biñ ko jàppee ñu enquête ka police Foire ñu jàpp ko xam nga jàpp nañ ko ci même dossier bi ñu enquête ko ñële aussi jàpp ko ci même dossier bi mu ñëwaat tribunal ñu àtte ko ci dossier boobu bëgg ko attewaat ci dossier bi te si droit dañ lay wax ak fee kenn du ko atte ñaari yoon léegi nag moom dossier boobu mooy li ko dese woon mu am dossier boo xam ne dañuy yeewu rek taxal ko Casamance indi ko Dakar ne dañ ko tuddoon si benn mbir Boy Djiné si moom dem naa ba kaso ba mu nettali ma si laa ma ñu boppam mu ne ma dossier boobu maax moom ñoo ko yëgandoo te dañ lay wax ne la nit ki nga xam ne moom la ñu accusé dara am na sañ-sañ bu taxawee àttekat bi mu bañ ba tëdd suuf mu ne man li nga def waaw proclamer innocence am défendre boppam juge bi moom mooy procureur yi ut ay preuve juge bi moo koy tëj mooy valide te Boy Djiné si logique boobu lan donc Boy Djiné bu fekkoon ne bàyyi nañ ko man seeti woon naa ay kilifa